jërëjëf El Hadj Charles bon ngeen comprendre ko affaire cimetière yi moo ko métti moo ñu métti ñun ñëpp moo tax ñuy continuer thème bi mais léegi invité Mamou Diaby Gassama di ki nga xamante ni mooy Mignane Diouf nekk économiste daal dinañu rejoindre sur le plateau monsieur Diouf ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu. waaye yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. alhamdulilah yàlla na jàmm yaa ngi Mamou ñu bàyyi la nga waxtaan ak sa invité. boo changé yow Mignane Diouf ñu ngi lay daal bu baax a baax ci plateau Petit Déj tey nag ñu fas yéene waxtaanee ak yow lii di hausse du prix de l'électricité ñu gis rek ni ki ay bés bi ñu génn directeur général Senelec daal na àddu ci mbir mi daal di nag dinañ ci yokk ab 10% de moyenne est-ce que tey Sénégal toll na jamono ba nga xamante ne war nañ yokk prix électricité bi. jërëjëf maa ngi lay gërëm di ñu la fi nekkal ak ñu leen di déglu bu baax xanaa rectifier ne man duma économiste sociologue la. D'accord. waaw bien que damay jàng naa tuuti économie. mais li ma gën a jàng mooy philosophie ak sociologie. D'accord. alors bi ñu déggee ñun ñëpp ne dañoo war a yokk courant bi defe naa sénégalais yëpp jaaxle woon jàqare bi. dafa dellu ci ginnaaw ndax 6 mois avant gouvernement Sénégal daf ñu ne woon Senelec fi mu nekk mën na sax dem jaay électricité ci bitim réew que koom-koom bi stabilisé wu na man gi yokku na stock courant bi itam yokku na te sax bu nu neexee dem jaayi Gambie wala jaay Mali wala keneen beneen i réew donc ci jamono yooyu am na seeni mbokk naataango vision yi ci wax woon ne ndax du ñu yokk courant bi ñu ne Sénégal envisagé wul yokk courant ci anam at yi ñu yëpp donc bu ñu yeewoo gis ne dañuy yokk courant bi dafa day doon ñaari wax yu safar donc maintenant ngay laajte ndax fi ñu toll war ñu mën a yokk courant defe naa ñëpp war a mën a wuyu ne déedéet ndax dëgg nag Sénégal quand même situation bi metti na ku ko waxul metti na ku ci noppi na metti na ku koy wax itam metti na njëg yi cher na dundu gi cher na location yi cher na transport bi metti na cher na waxaguma nag faju ak jàng kon bu ñu yokkee nag courant bi itam ci situation bu mel nii te fekk nu waxoonu démb ni yokkute mënta am ndax stabilisation am na dafay indi ñaari xel ci suñuy bët. ñoom ñu dañ ne rek ñoom boo gisee te ñu yokk lii di njëg li parce que Senelec dafa perte lu tollook 12000 milliards ni ki trimestre bu mujj ci weeru octobre 2019 autant pour moi loolu nag ban jàngat nga ciy def. waaw xam nga man li ma jaaxal mooy ñaari weer ci ginnaaw nga ne man fi ma nekk stabilisé na. ñu seet ci ñetti weer nga ne dama perte dëgg man loolu bëgg naa ñu expliquer ma lan la. te 12 milliards lañ wax bëri na. est-ce que dafay méngoo ak wax joo xamante ni waxu wut bu dee mën nañ ko wax ci wolof ndax man séeréer la. je veux dire la parole qui n'est pas la parole vraie. wax joo xamante ni dëgguwul. est-ce que loolu la. wala donc perte bi mu ngi fi woon ñu koy nëbb ndax ñu ngi woon dem ci campagne électorale wala donc perte bi est-ce que ñun consommateurs yi ñoo ko indi wala perte bi ñiy gérer ñoo ko indi est-ce que bu fekkee ñiy gérer ñoo ko indi ñun ñoo ko war a supporter ñoo ko war a fay defe naa bu fekkente ni perte am na ci diggante ñaari wax yi nan xool lan moo indi perte boobu mais nga la ñu ban koo teg nag ci kaw ndodd ñi nga xamante ñooy population yi mais xool ci pouvoir bi ci état bi ci fonctionnement bi ci source yi nga xamante ni war na mën a possible ci koom-koom ñu jël fa loo xamante ni xëy na buñ ko fa tegee wàññi itam li nga xamante ni xëy na yaakaar yumbe bi ci biir ministère yi ak fonctionnement état bi xëy na bu ñu defoon loolu dama ne xëy na nag. xëy na bu ñu defoon loolu bu dee perte am na nu am fu ñu ko mun a jëlee mais ban koo teg dëgg-dëgg ci dodd ñi nga xamante ni
koo ci gis bu xëyee moo ngi fexe xam ndax dina mën a lekk tey ndax bi dina mën a añ wala dina mën a reer waxuma nag mu am kenn ci njabootam goo xamante ni feebar na moo ko yóbbu hôpital. donc sama problème te defe naa du man rek mooy que ni lan moo soppeeku ci diggante bi nga xamante ni nee nañu Senelec envisagé wul yokku courant ndax fi mu nekk stabilisé wu na. ak fi nga xamante ni ñoo ngi annoncé dañuy yokk ndax pertement boobu am na. pertement boobu kan moo ko andi. kan moo ko sooke. kan mooy responsable bi est-ce que ñun ñoo doon fay ba tax pertement bi am defe naa du loolu ndax ku fi fayal ñu coupé la. donc bu fekkee pertement am na nan xool fan la jógee. mais ñu xool nag ci institution yi lañ fa mun a wàññi dugal ko ci pertement boobu bu dee am na te wax dëgg bi nag sénégalais yi janook ñoom wax leen dëgg bi mais yaakaar naa ni xëy na au conseil de la république ak gouvernement ak agence yi bu leen wàññi woon comme ni président Macky Sall waxoon synthétiser agence yi wàññi leen wàññi goo xamante ni lu ñuy jël ci koppar dana mun a am fu mu dugg feneen jàppale fa askan bi pour man mën na am majjuum mais yaakaar naa ni xëy na yooyu buñ ko xalaatee woon mën na am ñu am fu nu mën a tibbee ba di nga xamante ni moom lañ am si ne ci pertement am na ñu mun ko boucher mais itam xool pertement bi kan moo ko andi. ñoom gannaaw pertement boobu sax gannaaw pertement loolu lay dëgg nag li nga wax bi yëpp wéeri wéeri li kii li mu wax nii nga jégal ma rek professeur Diouf dëgg li nga wax mooy dëgg xam nga wax bi yëpp wéeri wéeri loolu la boo gisee tey ji ñun on paye les pots cassés ñoom seen ay maanaam seen ay dépenses moom moo bare nga xool budget présidence nga xool budget assemblée nationale nga xool budget primature sax léegi amatul mais nga xool ay budget tappale ay nangam yooyu yëpp moo indi problème bii moo ko indi léegi rek dama ci ñambaasaale sama question professeur ni nga gisee mbir mi yow tey jii est-ce que yow xalaat nga ne avec yokk yi ñuy def avec en tant que sociologue léegi je parle à un sociologue est-ce que les Sénégalais yow tey mature nañu pour xool seen avenir au pays est-ce que mature nañu. waaw li nga posé ci question lu am solo la ndax daf na yóbbu ci comportement citoyen jafe-jafe yi ñu am bokk na ci comportement citoyen bi ngeen doon wax sànq maa ngi doon dégg affaire woote ak yenn woote ak li ni mel gis nga bés ba ñu yeggee ci situation yoo xamante ni citoyen sénégalais yi daañu mën a tànn ci bañ koo def ci tiit bañ koo def ci ñàkk bañ koo def ci puukare comme ni Cheikh Anta Diop doon wax bu boobaa daanu xam ne bu nu dee tànn ci élection danoo tànn ndax danoo dégg ku nu dig ne li ngeen bëgg mën naa ko def te ñu jàpp itam ne bu ko diggee te defu ko bu ëllëgee ñu jàmbaarloog moom xamal ko ne li nga nu diggoon kat defoo ko mais campagne électorale fii boo xoolee ni muy doxee nga xam ne am na lu nu dese lu bari ñu war a liggéey ci citoyenneté buñ fa yeggee na xëy na lu mel nii bu amee situation bu mel nii bu amee population yi consommateurs yi syndicalistes yi nga xamante ni ñooy dund yooyu jafe-jafe ñoom seen bopp ñoo war a mën a jóg nag yëkkati seen kàddu xamal ñiy jël décision yooyu ne par exemple direction Senelec dëgg-dëgg boo yokkee tey suñu courant mu ñëw itam gën a impacter suñu capacité de gérer suñu famille ci suñuy dañuy gagner en tant que travailleur en tant que consommateur dana metti il faut donc ngeen xool yeneen anam mais gis nga bi mbir mi amee ba tey pour nga gis itam ci syndicat yi ci parti politique yi ñu jóg ŋàññu ko proposer leneen amagul situation boobu itam bu amee xëy na citoyen yi nga xamante ni ñoo ci am clairvoyance as tuut ñoom dong lay doon ci mbedd mi ci wax ji ci jëf ji ak ci jéem a itam contrecarrer ba yooyu décision foofu manquement bi am mooy niveau de citoyenneté bu gàtt mais itam waroo yu bëri ci digge politique
Sénégal yi dañoo dem ba toll foo xamante ni léegi waxu politicien dëgg di doon wax joo xamante ni dafa mel ni waxu pël la. donc jafe-jafe yooyu. moo tax non séeréer nga naa ne di nga attaqué séeréer nga. xam nga li Afrique xamoon mooy la parole donnée wax joo xamante ni wax naa ko dinaa ko jëf dinaa ko respecté mais engagement yi ñuy wax souvent ak population yi di doon wax joo xamante ni rek xëy na buñ ko waxeetee sax fàtte minute bi ci topp ñu fàtte ko. mais ñu ngi ko doon waxal itam xëy na amuñu capacité wala tolluwuñu foo xamante ni kii nañu sàmm kàddu gi mu waxoon ñun. pour que fii rek ñaari weer ñetti weer bu dee kàddu googu dafa bëgg a tàbbi dem géej ñu am nu ñuy defante ak ñoom. monsieur Diouf gannaaw kii bi pertement boobu ñoom dañoo ne aussi boo gisee ñu yokku ne dañoo bëgg qualité bi na wëy parce que dañoo jàpp ne bu ñu état léegi dana arrêter di subventionner Senelec maanaam faaw léegi ñoom ñu mën a maintenir qualité courant bi mu bañ a am ay coupure faaw ñu yokk loolu aussi bokk na ci la nga xam te jotoon nañ ko yëkkati. man ba léegi doyul mais am nag ma juum réew moo gis am na produit yoo xam nañ koy subventionné faju dañ ko war a subventionné lekk ci àdduna gi boo ko dul produire même boo koy produire da nga koy subventionné gaz période bi ñu toll tey sedd baa ngay commencé dugg réew tugal dañ koy subventionné électricité bu fekkee newoon nañu dañ ko stabiliser dëgg gisuma leneen lu war a mën a expliquer ci diggante bi yokk bi ñuy annoncé du qualité du leneen. du pertement man d'accorduma ci loolu. mais nag mën na am sama analyse moo juum mais fi ñu waxee directeur sama xarit boobu sama mbokk moom directeur Cissé bi mu nu annoncé Senelec léegi stabilisé wu na mën na sax jaayee courant kon liggéey jaay kay day fexe na qualité ngi ci nag soxna si. mais di ma bëgg a xam mooy ci diggante bi lan moo soppeeku ba 6 mois après ñu delloo ñu ne dañuy yokk courant bi ndax lii ak laa mais pour man courant bi il faut que état bi am nu mu ciy taxawee di ci dugal loxoom ndax mu yomb ci askan bi comme ni ñu daan defoon au début itam gaz bi ñu koy yombalal sénégalais yi pour mën a suñu gàncax yi ñu koy sàmm courant bi itam boo bëggee par exemple tailleur bi nga xamante ni moo la ñu wal li nga sol man la ko defal ci njëg gu yomb mais il faut que am nu muy jëndee courant bi. commerçant yi waxi noppi ak toute la gamme industrielle ñooñu bu ñu yokkee courant ñoom itam ñu yokk seen facteur de production bu ñu yokkee seen facteur de production yokk seen njëg ci marché bi te loolu yaay supporter donc ñaari yoon augmentation courant bi yaa koy supporter parce que sa facture dafay yokk. mais itam li ngay soxla pour sa dund ak sa njaamu yàlla ak sa liggéey fi nga koy amee ñi la koy defaral il faut itam ñu yokk ni ñu la koy joxe donc nga fay facture gu gën a cher fay ñaw gu gën a cher fay lekk gu gën a cher fay leneen lu gën a cher te fi ñu jëm itam fan yi di ñëw mën na am ñu yokkaat ndox mi bu ñu yokkee ndox mi itam yokk courant bi yokk lekk bi yokk santé bi te yokkuñu salaire yi ci hauteur boobu. falaa bëggoon ñëw sax maanaam. donc dina indi problème falaa bëggoon ñëw léegi bu waree am souffrance population bi du moment où gis nañu salaire yi amul benn yokkute muy ci entreprise privée muy ci public bi loolu ban souffrance la war a indi ci réew mi. ci population souffrance gu metti ñàkk gu metti jafe-jafe gu metti lay gën di yokk ci askan bi. tey jii xam nga bu baax ne boo duggee bi tey bii Dakar. am na ñoo xamante ne dañuy togg añ reer bi ku ci nekk dem débrouiller ñiy jënd fonde ñiy jënd sombi ñiy jënd pastel ñiy jënd leneen loolu xam nga ko bu baax xam ngaa ko xam naa ko ñëpp xam nañ ko donc jafe-jafe di dafay gën di yokk ba itam moo tax ñu yaakaar ni bu dee yokk bi mënta ñàkk nañu wàññi mode train de vie wu état wàññi privilège yi nekk ci institution yi xëy na sax ndigam tas nañu primature lu tax li fa nekkoon mënuñ koy yëkkati dugal ko foofu en attendant wuti leneen mais dëgg-dëgg pour man supporté wuloo consommateur et population yi yokk bi ñuy annoncé te fekk ne liñ ci waxoon ci yeneen weer yi ñu génn méngawut ak liñ ciy bëgg a def dëgg-dëgg pour ñun doon na loo xamante ni
amaguñu capacité pour mun ko comprendre xëy na sunu capacité de compréhension moo des. alors monsieur Diouf man foofu laa bëggoon ñëw sax parce que dañoo seetlu fan yi ñu weesu président waxoon que dañuy wàññi li nga xamante mooy train de vie de l'État man biñ ko waxee sama xel dafa daloon ci lu bëri je me suis dit que bu ñu wàññee train de vie de l'État dinañ génn ci yenn jafe-jafe yi mais ñu wàññi train de vie de l'État bu dee sax wàññi nañ ko ñu retourné ñu ne dañuy yokk li nga xamante nii mooy li nga xamante mooy prix électricité bi te xam nañ ne ci ay fan yu ñu jëm yeneen ak yeneen dinañ ko yokkaat pourquoi amalgame boobu noonu bu ñu wàññi woon train de vie de l'État réellement est-ce que dinañ ñëw di yokk li nga xamante moom la askan bi di jëfandikoo. oui mais comme heureusement da nga ne réellement. di président waxee loolu ñu ñëpp a doon déglu. ñu commencé woon di tëj ay consulat ak ay ambassades. mais pour man waruñu woon yem foofu rek. les charges téléphoniques aussi. les charges téléphoniques président taxaw ne 17 milliards xaw ma ñaata téléphonique. alors qu'on est à l'ère de la cybernétique. la cybernétique war na mën tax ministère même bu nekkee mu ngi Fongolemi. beneen ministère nekk Diamniadio am nañu capacité mën a communiquer sans que yënga koy yëg ci téléphone. mais buñ ko bëggee nag bu dee bëgg nañu sakkanal yaxanal donc loolu train de vie boobu dañu xool ay techniques yoo xamante ni mën a tax bu nu amee un système interne de communication téléphone bi wàññeeku oto yi wàññeeku carburant bi wàññeeku même papeterie bi wàññeeku ñu xool nag après yan institutions yi ñoo fi nekk yoo xamante ni dañ leen war a mën a boole def leen benn groupe d'institution benn grappe institutionnel boo xamante ni ñi fay nekk ak li fay nekk war na mën a fonctionner mais en diminuant la charge. ñu ngi wàññi te créer des commissions à l'Assemblée nationale yow yaa ngi jiite